barke démb nekk ay par démb ba tey moo fi nekk ba faw suñu xol yi mooy di ko fees bëgg na la bàyyi Abdullah doomu Rawlaay du maas doomu Rawlaay du maasu kenn maamam moo ko wax baayam moo ko wax ay baayam ñoo ko wax Momadou Fakir moo ko wax man doom yi maa ko wax ñun doom yi ñoo ko wax sëñ Ablaye du maas bokk ak kenn bokk ak ndey nit ndey ak bàyyi sax taxul nga bokk ak moom càppaacoo yi yàlla na gën a yokk yàlla gën a yokki leeram la yàlla waxoon ni ban ak yàlla waxoon ñoom ñu ngi dund ba tey ñu ngi dund di ñaanal sama sëriñ El Hadj Momadou Sakhir Gaye suñu xarit suñu imam yàlla yokk leen fa mu nekk di ñaanal imam Seydi ak imam Souleymane imam Jibril yàlla bàyyi leen fii El Hadj Moussa Diop gi si biir di ñaanal imam Seydi yàlla may ko wér defal ko sutura bu baax a baax yàlla bàyyi ges mu yàgg fi lool doomu sërëb Cheikh Jibril Gaye bu baax boobu rakka mi ngi toog suñu tànt nday warxa nekkal fi jabar gi yëpp di ñaan ci dëkk bi jàmm di ko ñaan lit borom dëkk bi moom rek bu toogoon moom chef de village dëkk bi yëpp ñëw nañu ndax jot amul te mag la waaye ba mu yëgee ni dëkkam am na gan ci la bàyyi léppam moom sax moom doon soññ nan naa foo toll kon chef de village El Hadj Ibra Diop yëf yow yaa ko moom yal na yàlla may la wér dafa la sutura nga yàgg fi lool te yàgg noo jiide bu rafet insha allahu rabbi samay magi dëkk di samay paa di samay xarit bëgguma lim ndax damay juum waaye su ma waxee sama nijaay Ablaye Diop bi nga xamante ne nii mooy doomu Siir Diop Sayer moom dina ko jox ay xaritam yëpp alaaji Mbay sa Mbayek alaaji Mbay Thiaw Dieng chef de quartier alaaji Mbay Fall bi nga xam ne benn bëñ la ci gémmañ saa bu ñu xëy dañ koy sotti ba mu gën rafet ci yaram ak mbaaxam alaaji Mbay Fall jërëjëf yal na yàlla dafa la jàmm alaaji Samba Gueye jaraaf mën naa teg nuyoo bi ci sa loxo nga jotale ko mbooleem kilifa yi nekk ci dëkk bi yëpp alaaji Seydou Diop laa kii bi ngoogu toog dama gisul bu baax mais mag ñëpp sant naa leen mu mel ni su ma waxee ni sama kaddu gi ma yëkkati Serigne Malick Thiaw moo ko moom man damay def avant première rek waaye sëñ Malick maa ko tuddee Al Maktoum koo xam ne bu génn ren balaa génnaat déwén Alassane ak seen rafet loo dàq ñëpp dàq sëñ sa ñëpp bu la asamaan bi neex na ma jërëjëf sa asamaan yi Paris bi neex na ma yow ak la ministre kontaan naa ci toogaa bi jekk na yal na yàlla may la wér yaa ma fi nekkal yow nga nekk fi Omar Cissé Thiaw yal na yàlla fayal nu la defe naa bu ñu nee yëmbal na Serigne Cheikh Gala Thiaw Laye ñu ne ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëw na fi ñun ñëpp ñu ñibbi te gis ñu fi maire Bara Gaye dinañ ne kon Cheikh Gala xuloo naa ki mbokkam te am naa lu ma xam ci lu baax ak rafet loo xam ne Bara séq na ko ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que hésité wul sax bi ma nekkee monsieur le maire pour ministre Abdoulaye Diouf Sarr daf fi ñëw hésité wul te moom même Bara Gaye bu fekkoon ci ay xal laa koy indi ay xal day ñëw xam na ni fu ma nekk sécurité dafay am Alaaji Bara xam na ni am naa gan goo xamante ni du ma ko caaxaane ndax ministre la du ma ko caaxaane ndax doomi Serigne Ablaye la waaye du ma ko caaxaane ndax suñu goro la moo tax Bara moom xam na ni bu ma ko indi ci biir gaynde day ñëw ndax xam na ni Cheikh Gala fu mu nekk sécurité dafay am kon monsieur le maire Bara merci beaucoup yow xam nga li la war xam nga sa cër xam nga sa taxawaay xam nga it ñi nga njaboote xam nga ni ku nekk yëmbal yow yaay njiitam loolu yàlla dogal tey nga baax yiw lépp lu yëmbal bëggoon nga defal nu ko Al Maktoum mi ngi fi am nga stade am nga lépp kon nag tey sëriñ bi nga tuddee CM bi di lycée bi yëmbal gën bég ci tey andi naa la gan goo xamante ne nii
dama bëgg nga sëgg rek moom mu dox sa kaw. dama bëgg monsieur le maire Bara sëgg rek mu dax ci ko xam nga lu tax yorente moo ne wax akrimu duyuufakum taral leen seeni gan te ku fi ñëw fi Bara Gaye moom moo lay dalal kon monsieur le maire andi naa la kilifa goo xam ne jugam yombul amul jot ndax mi ngi liggéey ci Sénégal loo xam ne ba mu nekkee fi mu nekk ba léegi mës noo gis ku liggéey lu mel noonu ministre de la santé moo gën a compliqué ci ministère yi mais Abdoulaye Diouf Sarr macha allah réussir na ko ci yiwam ak mbaaxam bala ñoo nodd ah waaw maa ngi ñëw bala ñoo nodd yëmbal gépp yëg ni Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre jërëjëf dëgg la ma ñëw dama bëgg bala ñoo nodd ministre bi yëg ni ñëwul woon sax pour lii man maa ko forcé bu mu nekk lii dafa ñëwoon pour fekk ma sama biir salle wax ak man pour ñibbiwaat parce que man maa doon sàkku gisee ak moom depuis avant coronavirus bi di commencé ajara coolaay bu baax mi nan naa may ka rek amul jot ma comprendre que muy ku baax ajara coolaay du ku yiw du ku bëgg njabootu sëñ Ablaye taxawaayu sëriñ Ablaye jërëjëf waaw jërëjëf waaw jërëjëf waaw ma bëgg waaw dëgg la waaw ma ñëw oyo jërëjëf uy ma waaw jërëjëf ma ne da ngeen may nag ma ñëw xaaral ma ñëw uy ma bu leen yàq jotaay bi dama bëgg a wax rek bala ñëw nodd ministre yëg ni ñëw bi mu fi ñëw même pas 3 jours daf ma oo na ma dama dinaa ñëw seet si la mardi la ma oo vers midi yeewaguma sax te man tàmmuma jël numéro bu ma xamul mais ba ma nee nii gis muy numéro yi la piste sama benn bët xam ne numéro bii du numéro Mouride Gueye du numéro Baye Mor Diop mu daal di koy jël ñu jàmm sa mu ne ma dinaa fa ñëw jour tel kon tànday war ka ñu yëg ni ñëw bi mu fi ñëw yëmbal moom El Hadj monsieur El Hadj Diouf Sarr ñëwul ngir dugg benn rox rakkam la doon seet si gorom la doon seet si man maa ne ko ca mbedd ma laa lay recevoir bu ma neexoon nekk sama bu nekk kàcc ñu wax li ñuy wax mu dem yoonam te boobaa coow du jëpp mais li mu def man la neex moo tax mu am mais bu doon moom rek sama néeg lay dugg ak man ndax xam na ni yoon di doxee mais muy ku yiw di ku baax bëggula jeune kenn di ko am taxawaay waaye nag di mbokk keroog cawlaay samaam bi ko tubaab bi jàppee ba yóbbu ko def ko lañ ko war a def ba jàpp ko ca biir néeg ba jël ay mbokkam ne jàpp na limaam lu ngeen bëgg ci moom ay mbokkam nekk nanu ko rey baa mu gën a dëkk bi ñu dindi lan lañ ko muure woon na limaamu dégg nga li say mbokk wax mu ne dégg naa mu ne yow it loo bëgg ci ñoom mu ne wan nax nu waaxidatun fii nisbatin wa xabilatin wal ajdaadi wal abaayi wal umami bu leen def dara ndax maa ngi ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokki baay bokki maam bokk askan bokk juddu bokk lépp kon Diouf Sarr mi dafa bokk ñun juddu moo tax juddoo ko fi indi goro moo ko fi indi lépp ko fi indi kon Diouf Sarr merci beaucoup man nag bëgguma woon waxaguma woon léegi dama doon wax rek sabab bi tax nga ñëw fi bëgguma kenn ku ñibbi naan est-ce que amu fi amul mais amul est-ce que amul mais ala Diouf Sarr Cheikh Gaw la doon seet si maak recevoir si mbedd mi te nag ku ma xam ne man may baru yëmbal ndax sama maam a ngi toog Baye Ibrahima sama maam la ma bëgg chef de village jël kaddu Baye Mor Samba Gueye ñëw leen fi ci kanam bu ñu noppee El Hadj Bara Gueye mu baax mii mu yiw mii mën a liggéey mii mu jël kaddu Bara sa mbokk Daouda Ndiaye moo leen ni délégation bu baax bii fi nekk si ginnaaw dafa génn
moo tax agsi wul mais yaa ko fi nekkal ndax fu ngeen mës a daje yéen ñaar yow la dalay bàyyi yow nga wax kon kàddoom mooy sa kàddu ma bëgg nag nga xam ni da nga am gan te gan dañu koy teral bismillah ba ci kanam. conseil municipal Yeumbeul Sud. ak conseil municipal Yeumbeul Sud. ànd ak docteur Diop. ànd ak docteur Diop. ñu dalal monsieur le ministre. ñu dalal monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di doomi Yeumbeul. dalal sunu doom. dalal sunu sang sunu doom. sunu jarbaat. sunu jarbaat. sunu sang. sunu sang. Thiawlaay. soxna Thiawlaay mu tedd nii di bete bete nag li maamoon sa maam Chérif Abdoulaye Seyna Issa. Ndey war Seydina ma ñoom Seyna Issa. Ndey war ko ñu ngi lay nuyu. ayatu war xa gay ñu ngi lay jox sa wàccuwaayu maam Cheikh Djibril Guèye Cheikh ak imam Cheikh sa baay bu tedd bi. Seydina ma joon sa maam. Seydina ma ñoom sa maam. Seydina Issa sa maam. Seyna Issa sa maam. Seydina Limaamu sa maam. Seyna Limaamu sa maam. boo ñëwee Yeumbeul. alsaan ak siini boo ñëwee Yeumbeul. ànd ak sa borom kër. ànd ak ki la yàlla boole sa borom kër bu baax bii. dooley laayeen. nee dooley laayeen. sagab laayeen. sagab laayeen. taaru laayeen. taaru diine laayeen. Yeumbeul jii la. monsieur le ministre. ah monsieur le ministre. bi bàyyi laay di ñëw. bi bàyyi laay di ñëw. Yeumbeul rek ñoo fi am ndombay tànk. Yeumbeul képp fi amul ndongoy tànk yu nu doon. di Serigne Dakar. di Serigne Dakar. bàyyi lépp. bàyyi lépp. comme si naa lépp bàyyi laa jox amaana. moo tax ñu ngi toog ak monsieur Babacar Fall. ñu ngi toog Alaaji Bay Fall mu baax nii. ancien DG de l'ANSD. ancien DG de l'ANSD. l'ANSD. di doon ku tedd ka. aji ndey warxa. Adja war fa day laaj. ak mboolem notable. ak mboolem notable Yeumbeul. ñu tënku ci ginnaaw. ñu tënku ci ginnaaw sunu wéyjur. xam nga ko bu baax. Alaaji Ibra Diop Alien. mooy Baye Ablaye di bàyyi Abdoulaye Makhtar Diop Serigne Dakar. ñu lay jaale Matar Samb. ñu lay jaale Makhtar Samb. Ndiaga Samb mu baax ma. bu amoon pas-pas. amoon pas-pas ci bokk gi. mbir mi nag. mbir mii nag du politique. nekkul tey politique de. déedéet. contexte bi nag. mais contexte bi. mën na andi. mën naa indi. interprétation. interprétation nag. waaye. waaye. doomu Yeumbeul. da ngay doomu Yeumbeul. su la neexee soo bëggee ñëw Yeumbeul. mais bu la neexee boo bëggee ñëw Yeumbeul. ne leen gunge leen ma. ni gunge leen ñu gunge la. waaye tey da ngaa ñëw. tey da ngaa ñëw. seet si sa doomi baay. seet si sa doomi baay. sa goro. sa goro. ñun ñu àndandoo. ñu àndandoo moom. ak chef du village. ak chef de village. ak maire. ak maire. ñaari maire. ñaari maire yi. ñu lay teeru. di la teeru. di la dalal. di la tatagal. di bëgg nag. ah di bëgg. Yeumbeul am nañu problème. mais di la xamal ni Yeumbeul am nañu problème. am nañu. am nañu. centre de santé. centre de santé. boo xam ne bi amul dara. amul dara. te amagul tur. mais amagul tur. te bëgg nañu. ah bëgg nañu. bëgg nañu wul suñu Cheikh. nee na docteur yi bëgg nañu. Cheikh Gallo. Cheikh Gallo mii ñëwee. bu ñëwee wax la li ñu bëgg. li ñu bëgg lépp ci tur yi. ci tur bi. docteur. docteur. technicien médical. technicien médical. ci benn baat. ci benn baat. danañu wax la ne. danañu wax ni dañu ndóol ñun. ñun dañoo ndóol ci wàllu santé. ci wàllu santé fii. te dañoo am ñaari commune. am nañu ñaari commune nord sud. population yu dul jeex. am population bu dul jeex. li effort yi maire yi yëpp. nee na maire yëpp ñu ngi def ay effort. ñu ngi def seen effort du jàll. di jàll. ndax amuñu plateau médical. amuñu plateau médical. ñoom dinañu si ñëw. ñee sang dañ ci ñëw. maa ngi yem foofu. ñee foofu la yem. sëñ Cheikh Alassane Sini ma dal ci ñaari baat. yow yaa Yeumbeul. Serigne Malick Thiawlaay Ibnu Baye Abdoulaye Thiaw yal na yàlla taas ñu ci barkeem yokk leeram ci barzaq di ci teg Serigne Cheikh Gallo sunu xarit sunu soppe mi waral bés bi di si teg chef de village yu Yeumbeul ginnaaw loolu ñuy ziar imam yi fi nekk imam Seydi imam Souleymane Baye Jibril imam Moussé di nuyu dignitaires yi fi nekk yëpp di ci jukki Babacar Fall mi nga xam ne ni ko Serigne Cheikh waxee léegi sax la ci Yeumbeul ndax jàpp naa ni première responsabilité étatique moom moo ko njëkk a am fii ci Yeumbeul muy ancien directeur général de l'ANSD agence nationale de la statistique et de la démographie mu nekk sunu sac monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr sunu mag sunu xarit maa ngi lay dalal ci Yeumbeul di kontaan torop
ci sa ñëw fii ci Yeumbeul. Je pense que c'est la deuxième fois bi ma nekkee maire depuis juróom-ñaari at ba léegi ngay ñëw ci arrondissement bi may ñëw di la dalal. Bu njëkk ba Malika la woon am na lu ma la waxoon ni néew na ñu ñuy gis ci yenn rencontre yoo xam ni nit ñi dañ koy mën di interpréter di ci juum mais li tax ñuy sawar di la dalal ci sunu arrondissement ak ci sunu commune mooy sa attitude maanaam rafetal gi nga xam ni moom ngay doxe jëmale ci Sénégalais yi notamment ñun ñi nga xamante ni say collègues maire lañ. Vous êtes le maire de Yoff, nous sommes le maire de Yeumbeul Sud et Nord. di la jox aussi li nga xam ni mooy nuyoo sa collègue Daouda Ndiaye nga nekk ministre de la santé ñu lay féliciter bu baax aussi ci liggéey bu am solo bi nga liggéey notamment ci coronavirus bi maa ngi la koy liggéey sànq yàlla dimbali nañu ce n'était pas évident am na dëkk yu bëri yoo xamante ni am nañ 4e am nañ 5e vague yàlla mu ngi ñuy dimbali duñu defal sutura première vague bi metti woon na taxaw nga ci sa kéemtalaay kàttan 2e vague bi metti woon na taxaw nga ci sa kéemtalaay kàttan loolu yëpp nag nañ ko sante suñu borom parce que bu fi gënoon a metti aussi dañuy endosser rek avancer waaye comme yàlla defal na la sutura tàgge boo gis am na jàppal diw te yàlla dogal na comme yaay présider aux destinées de la santé ci Sénégal balaa ñëw féliciter kenn yow la ñuy féliciter ci loolu ba pare tey nag ñu may ñu tuuti ñëwuma ci meeting nag damaa ñëw dalal sama grand frère ku ne xam na ni am na fu mu bokk am naa feneen fu ma bokk mais dafa rafetal jëmale ci ñun keroog bi mu nee Serigne Cheikh dinaa ñëw seet si la profité waale ci jaale waale Serigne Malick Thiaw Laye daf ci am lu mu teg ni ko yëgal ko suma rakk baarage te yàlla dogal may ndey ji réewu Yeumbeul Sud képp ku fi dugg ak couleur boo indi man baarage maa la war a dalal donc Serigne Cheikh looloo tax ma accepté ñëw dalal gan gi pour ñaari mbir dalal ko ndax li nga ma ko ñaan ndax li ñu séq ak li ma séq ak sa mag ju tedd ji di sunu Serigne Malick Thiaw dalal ko ndax relation personnelle yi ma am ak moom ak aussi beneen mbir ay collaborateur am ak soxna si Thiaw Laye ñu lay sant ñu lay ziar bu baax a baax collaborateur yi ñu ciy jukki Dior Jong nga xam ne bi ma nekkee jeune di dugg UJTL bokk na ci ñi jàpp sama loxo jox ma ay responsabilité ma diriger jeunesse su Abdoulaye Wade yi ba nekkoon ministre de la République Dior Jong moomu tey su dee ànd ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr du ñu mën lu may rafetal jëmale ci sunu grand frère Abdoulaye Diouf Sarr donc ñaari kàddu yooyu ñaari tànk yooyu moo ñu fi indi ñu lay dalal jàmm bu baax a baax fii ci Yeumbeul comme niñ ko waxee da nga bokk ci famille bi da nga bokk ci askan wi donc Yeumbeul ni Yoff nekkee sa Yoff noonu la Yeumbeul nekkee sa Yeumbeul ahlan wa sahlan dalal jàmm yal na la yàlla sàmm yal na yàlla leeral sa yoon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm allahumma salli ala sayyidina Muhammad. donc maa ngi nekk médecin chef bu nekk hôpital Ibadou bu nekk fii si Yeumbeul Yeumbeul Nord si Yeumbeul Nord donc soo passé station donc mais lu ma fi nekk représenté maa ngi nekk représentant aussi de manière officielle boo xam ne centre de santé yu nekk si structure bi par la kii du médecin chef bi docteur Faye malheureusement il n'a pas pu être là donc peut-être je porte le plaidoyer de toutes ces structures donc peut-être Yeumbeul lu ñuy gën a seet moom mooy yaatu population bu fi nekk vraiment bëri nañu par rapport ak structure yi nga xamante ni dañuy si nekk lu ñuy seetlu moom mooy par exemple ñun suñu centre de santé on reçoit quotidiennement une centaine de consultations par jour sur le domaine médical sans pour raconter yeneen yi nga xamante ni labo yu mel noonu ce qui fait qu'on est submergé 3 médecins ñooy fonctionner donc je me dis que même au niveau centre de santé bi aussi problème boobu la ñu am par rapport ak
établissement de santé yu fi nekk. D'accord par rapport ak établissement de santé yu fi nekk soo xoolee population vraiment dafa dépassé établissement ce qui fait que benn médecin dina consulter lu mu bon une cinquantaine on est un peu submergé loolu sooy xool ci poste de santé yi aussi c'est le même problème donc ci poste de santé yi même dañuy am problème évacuation problème ambulance dañuy suñu amee yenn cas yi vraiment problème ambulance day posé ñu mën leen évacuer vers si centre de santé même maintenant suñu amee yenn problème yi tamit vers l'hôpital parce que dañu am un déficit en spécialité notamment en pédiatrie en gynécologie en cardiologie di nga jot malade bu am problème cardiaque mais da ngay obligé di le faire avec les problèmes qu'il y a comme évacuer des malades donc vraiment loolu peut-être lu nga xamante ni lu ñu seet donc te du bat le plaidoyer de tout un chacun ñëpp la boole waale donc beneen bi tamit moom mooy da ngay am problème urgence suñu amee yenn trauma yi bu toll yenn urgence yi soo ko amee tu es obligé de les évacuer aussi donc dañuy obligé di évacuer sooy xool évacuation problème ambulance la ñuy surtout confronté donc suñu mënoon am au moins affectation d'une certaine spécialisation comme par exemple am nañ bloc mais bloc bi sooy xool benn gynécologue moo fi nekk au niveau du centre de santé suñu amee yenn cas de chirurgie dañuy obligé envoyer leen aussi dans les hôpitaux avec toujours problème ambulance benn ambulance day dem ambulance yi du am donc benn dañuy obligé di xaar donc loolu tamit c'est un problème vraiment suñu amoon affectation de certaines spécialités comme pédiatrie chirurgie générale gynécologie cardiologie pédiatrie et même technicien anesthésiste dinañu arranger bu baax parfois aussi dañuy am problème par rapport ak dotation am na yenn dotation yoo xamante ne duñ ko teel a recevoir wala day poser problème pour nga jot si donc yooyu noonu yëpp bokk na peut-être c'est peut-être une demande lu ñuy gënoon arranger peut-être suñu bu fekkee dañ ko bëgg a wax fii yëpp yaakaar naa day xaw compliqué peut-être dañ doon solliciter peut-être une audience là à travers cette audience là dinañ mën a discuter de tout li nga xamante ne fii Yeumbeul vraiment par rapport à cette population dinañ mën a taxawu comme ni ñu bëgg yenn saa yi bëgg-bëgg ñoo fii nekk dañ bëgg soulager population bi assister leen mais parfois on a des moyens qui sont un peu limités gis nañ tamit effort yi nga xamante ne vraiment ministère bi moo koy def yu bëri dañuy ñëw suñu demandé dañu ci jéem a taxaw li ñu war même ci période Covid bi c'était comme ça aussi dañuy envoyer ay éléments ñu ñuy superviser qu'on avance on travaille ensemble mais toujours étant am na yenn déficit yi nga xamante ne dañ koy rencontrer donc peut-être loolu laa mënoon rassembler bi su ma doon ok maa ngi nuyu ñëpp salaamaaleykum. fu poste santé bu Baye Ablaye Thiaw bii nekk nii ci Yeumbeul Sud nekk aussi présidente Badiane Gox ci poste santé bi nekk secrétaire général commune bi ñun nag li mu doon wax ci suñu doléance rek mooy fii ci Yeumbeul Sud 4 postes moo ci nekk bu may wax sax bu yeboon ñu ne Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord comme ni ko Baara waxee ndax gis naa mu tudd Amadou Ndiaye Daouda Ndiaye muy loo xamante bi ne lu rafet la lu rafet sax lu rafet la kon nag bu yeboon ñu wax ci Yeumbeul Nord ak Yeumbeul Sud poste santé yi yëpp ku ci nekk am nga loo soxla ci sa poste santé amul benn poste bu am ambulance wala ambulance ya paam na Badiane Gox ñu aussi ñu ngi ci terrain bi guddi ak bëccëg heure bu ne ñu ngi ci terrain bi te nag li may wax nag tamit il faut fu ma toog nag dinaa ko wax Macky Sall dafa waxoon ni Badiane Gox yi dina leen daggal pas salaire sax mais dina leen def subvention chaque fin du mois boobu Abdoulaye Diouf Sarr yow yaa nga fa ñu bëgg nga jàppati nag ñu bëgg nga jàppati poste santé yi jàppati bàjjen yi jàppati population bi ndax population bi aussi sonn nañu di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp ndax li ngay def yow gis nañ ko parce que man Yaay Mbaye à travers Yacine Diagne defe naa war nga maa xam ndax maa doon defal formation waa yow ci subay daal di xam déjà ak ñeneen daal defal naa information yu bari kon nag baax boobu ngay def lawal ko bu mu egg si Yeumbeul egg si ñëpp parce que yow yaay kilifa santé kon nag mën ñoo wax ak ku dul yow jërë ngeen jëf. Mamadou Seck dafa waxoon ni ku bëgg yalwaan ku amul ba ñàkk tax ko yalwaan danga war nga di neexal ku di am yaa ixwaan ku ñàkk
ba tax nga yalwaan war nga di neexal ki di am yaa ixwaan ñun nag ñàkkuñ dara de parce que ñu ngi añ ñu ngi reer ñu ngi ndekki mais li ñu soxla yëmbal moo ko soxla du gâteau bu kenn di lekk. monsieur le ministre ci turu chef de village ci turu yëmbal gépp dañu lay ñaan suñu poste de santé bii nga xamante ne nii mel na ni ab bayal comme dëkk yëmbal rek mënoon naa nekk foofu waaye case de santé la dañu lay ñaan nga defal na ko hôpital niveau 1 wala boog di gën a kawe nga defal na ko ni principal mel Dantec mel ko dañu lay ñaan dañu lay dagaan ñun waa yëmbal gépp nga dimbali ñu defal nu ko te xam nga ni président def na liggéey bi am solo parce que def na département bu Kër Massar département nag dafay am ab hôpital léegi hôpital boobu nag dañ bëgg nag nga jox ko waa yëmbal parce que am nañ bayal bi am nañ espace bi am nañ médecin yu ko mën moo tax maa ngi ñaan case de santé boobu xam nga case de santé la xaw ma nangam centre district centre de santé dañu bëgg dafa ne ko hôpital bu mag nga ñëw inauguré lu ko xanaa loolu mooy kon loolu mooy yow yàlla nga fi yàgg boo ko inauguré nag dañu bëgg nga tuddee lu ko tur woo xam ne ñun ñoo koy choisir ñun waa yëmbal gépp ndax yëmbal alalu yëmbal la dañu bëgg nga tuddee dañ lay ñaan ba tey nga tuddee ñu ko jëli bëkk bi nga xam ne moo sanc yëmbal guy tëdd ba yëmbal màgg ñëw tey nekk fii yëmbal suñu tey dafay rafet ku maye say tool ba demee ba soxla foo dëkk war ngaa ñaan nag yor mbir ma mu am xelam delloo la nga yoroon kon monsieur le ministre ñu ngi ñaan ci turu yëmbal gépp nag ci turu yëmbal gépp ñu ngi ñaan poste hôpital boobu incha allah rabbi nga tuddee ko jali bëkk te bu boobaa di nga xam ne tuddee nga ko mbër moo xamante ne nii du bokk ak lii maanaam dina demee neneen incha allah rabbi ñu ngi ñaan enseigne Mor sëñ Ndakaaru looloo jaadu jërëjëf Laay Moxtaar ñu ngi ñaan ambulance yi ñuy wax yow ambulance yi dañ koy bàyyi ak yow wala sax ñu bàyyi ak ajaratu Thiaw Laay mu baax mii foofu nga wax ko mooy xasal ñu bëgg li nga xam ne moom la docteur Dieye wax ñu waxtaan ak man ak moom mu ne ma amuñu ay médecins yu fixe maanaam dañuy ñëw liggéey ñu fay la ñu dem dañoo bëgg nga embauché ñu ay médecins yoo xam ne dañuy rester sur la place di liggéey ñu leen di fay dañoo bëgg suñu xale yi nga xam ne dañoo jàng ba am ay diplôme te ba léegi jàpp ñu fenn dañoo bëgg monsieur le ministre nga dimbali ñu bu la neexee sax nga jaaree ko ci chef de village ndax boo ko jaaree ci moom dina àgg fépp xale yëpp ñëw joxe seen ay CV joxe seen ay diplôme nga ñu embauché la ñuy liggéey ndax yëmbal mën a defar ba ci wàllu santé ñun nag fekk nu ab menuisier di ko ñaan pikiir fekk nu ab soudeur di ko ñaan suuf déedéet dañoo fekk ministre de la santé di ko ñaan wàllu santé kon ñu ngi ñaan nag sañu xale yi jàng ba noppi bëgg liggéey amul dara luñ jàpp dégg nañu la ko te am nañ yaakaar ni dina sotti ndax ci nga nekk yaa ngi ci yoon wi yaa ngi koy doxal guddi ak bëccëg monsieur le ministre jërëjëf ci taxawaay bi lii nag dañ ko ciy sof rek mooy xale yi nga xam ni dañoo nekk université te amuñu fu ñu nekk dañuy jógee yëmbal di ñibbi si di jógee yoof di ñibbi di dem cité di ñibbi yoof ba Malika ba feneen ak feneen xale yi laayeen yooyu laa bëgg monsieur le ministre nga wuti leen néeg yu ñu dëkk ca biir incha allah université ndax seen njàng mën a yomb xale yaa ngi toog ñëw nañu bi ñu yëgee ni da nga fiy ñëw xam na ne yow solution nga ci mbir mi moo tax ñu la koy dagaan kon ci turu xale yëpp ak ñi am diplôme te bëgg liggéey ministre mu ngi say loxo bu jaaree ci Thiaw laa dina àgg ndax mu soo ko dégg dara mu tag ci moom loo ja wàcc nekk ci population bi ñu ngi ñaan yal na yàlla rafetal ànd bi li nga bëgg yaa ko xam yal na yàlla defal la ko lu mu bëgg yal na ko yàlla may yal na yàlla may la Ndakaaru waaw Ndakaar sax yaa ko moom yaa ko moom yal na yàlla may la ko barki sang bu teel ñu ngi jégalu na ci kàddu yi lu ma fàtte maa ngi koy jégalu defe naa sama gars yi waa Yeumbeul Nord bind na seen ay lettres defe naa jox nga ko merci beaucoup loo ci mën xam naa sax du yàgg ndax dafa efficace
macha allah defkat la du yàgg xam naa ne ambulance bi du yàgg ambulance bi du yàgg jël xale yi ñu liggéey employé du yàgg jaajëf monsieur le ministre kee chef de quartier la mi ngi dëkk ci ginnaaw waa Jidda Thiaroye Kaw waa APEX waa TER bi ñoo jël seen case de santé yow ko ci tali bi amatuñu fu ñu ko def te lu toll ak 3000 personnes ci koñ boobu ñoo fay fajoo moment bi bu ma la woon photo yi da nga naan est-ce que fii case de santé la kon maa ngi ñaan nga dimbaluñu ci rek ñu ngi ñaan nga dimbaluñu ci lépp lu ñu la dagaan nag du gâteau bu kenn di lekk fii yëmbal gépp ñoo koy bokk ci turu chef de village ci turu Serigne Malick Sow Laye mu baax mu yaru mu yiw mi toog ci turu monsieur le maire Bara Gueye mu baax mi sax xarit nga xam ne du ma da yëg mugg yow fenn talaajoo ma ko moom it du ma ko wax mugg ne maa ngi dem fenn te waxul ne nuyul ma ko saa moo di wax ak Thiaw Laye ne ko man de dégg naa Thiaw Laye bëgg naa audience ak ministre bi dama bëgg nga dem mu ne ma yow loo préparé naa ko kon kii maire bu baax la yal na yàlla wéral la yow la imam Saxir doon jooy yow yaa ko réagir ndax dafa santel ba mu yàgg fay télé bi mag ñi ne ko imam lu tax nga fay télé bi mu ne boobu léegi maa ngi gis Pikine di inauguré Guédiawaye di inauguré Yeumbeul mosoo inauguré kon tey bu dekki woon tey dina kontaan ndax boobu léegi yow yaa ngi inauguré léegi nag inauguration yooyu nag dañoo bëgg ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñëw defal nu ci hôpital bii incha allahu rabbi maa ngi jégalu ci kàddu yu baax soxna Thiaw Laye bég nañu barki bay lay bég nañu te da ngeen maa bett wala sax maa bett sama bopp ndax ma foogu moon noonu lay demee waaye nag incha allah rabbi bàjjani gox yaa ngi merci beaucoup bismillaahi rahmaani rahiim maa ngi jëkk ziar nuyoo di ziar di nuyu sang bu tedd bi xamante ne bi ñëwee ba léegi mi ngi toog di sàmm suñu toogaay bu rafet bi sëñ Malick maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la remercier ci sa disponibilité parce que li nga def marque de sympathie la décoder naa ko bu baax a baax parce que mënoon na la ci bañ a fekk mais gëm naa ne dafa am juste loo ñu bëgg a wan ci teraanga moo tax mu jaral la nga taw ak ñun gunge ñu ba mu jeex maa ngi lay remercier bu baax danaa dellu ci Cheikh Gallo tout à l'heure may nuyu chef de village sëñ Ibrahima Diop maa lay nuyu bu baax Lakone Fakone Niakone ceux de Jalis pour la côte de Jalis à l'endroit de Jalis Bara daf ma ne léegi mais Diouf Sarr mais ñii duñu wote Dakar ma ne ko Dakar Yeumbeul la soso moo tax ku seet Dakar boo xamee bu baax baatinu Dakar da ngay ñëw sampareen yi Yeumbeul boo sampareen yi Yeumbeul bu ko defee cari jog xob yi muur Dakar moo tax grand sëriñ li ma wax xam nga ko bu baax danaa dellu si yow ak mission bi nga am par rapport ak Dakar à partir de Yeumbeul may donc jël nuyoo dëkk bi di la ko jox nga joxal ma ko kilifay dëkk bi yépp may nuyu sama rakk sama xarit monsieur le maire Bara Gueye monsieur le maire maa ngi lay nuyu di la remercier itam si élégance républicaine bi nga def mënoon nga ñëw dalal ma dem ne dafa am lu may def rapidement
bu ko defee itam danaa la remercier du ma la jàppe dara dama naan sax au contraire tu as été remarquable mais da nga ñëw dalal ma ba pare toog ak man gëm naa ne am na soxla yu bëri yoo bàyyi bon maa ngi lay remercier bu baax ci taxawaay boobu may nuyu bu baax le personnel médical bi ma fekk docteur maa ngi lay nuyu mais di nuyu le conseil municipal de Yeumbeul Nord parce que tey Yeumbeul Sud ak Yeumbeul Nord teew nañ fi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di beral nuyoo sama xarit du ma wax sama rakk du ma wax sama rakk du ma wax sama sëriñ mais sama xarit Cheikh Gallo sama xarit la maa ngi koy nuyu sama xarit la moom xam na lu tax ma ne ko sama xarit nga man tam xam naa lu tax ma xaritoo ko bon maa ngi lay nuyu di la remercier tey dama laa seet si sa xarit moo ñëw seet si la bëggoon a tëjoog yow si nekk wax ak yow nga indi ma si mbedd mi ne ma dama bëgg Yeumbeul yépp teew nga ñëw seet si ma yaakaar naa leeral nga ko tout à l'heure mais loolu sa générosité la ak sa mbaax mais may nga ma aussi ma samp ay reen Yeumbeul jëm fa xamante ne fii si Yeumbeul ay grand sëriñ de Dakar yu bëri yeewoon nañ fi fii si Yeumbeul di yilif Dakar te li ma wax képp ku xam lakkoon fakkoon ñàkkoon les lébu parlent d'eux-mêmes Cheikh Gallo xam na ne moo si ñàkk te li xale yi wax yaakaar naa ne sëñ Dakar chef de village man nga ko décoder bu baax a baax a baax dañ ne ëpp na mbërëm doomi ñay ëpp na mbërëm bon nag ma revenir si Yeumbeul dama fi ñëw tey pour am lu ma dénk Cheikh Gallo lu ma dénk ñaan chef de village te ku gis délégation bu ma àndal jaraafu Yoff nekk si ki jiite jàmbur Yoff nekku fi du njàmbur Yoff du jàmbur Yoff nekk si loolu koo gis rek xam ne dama ñëwee ak Yoff bon jaraaf maa ngi lay nuyu di nuyu jàmbooru Yoff ci turu El Hadj Pedar Sarr di nuyu dignitaires yi ma àndal yépp pour ñëw fii ci Yeumbeul bon nag dafa am mission boo xamante ne am nga ko ci la may seet ci dëkk boo xamante ne taaram mooy yéen mooy seen maam parce que ku ne Ndakaaru wax dëgg yàlla mais ku leen si génne dara du si des bon nag bu ma amee fayda fépp foo xamante ne yéen a nga fa naa leen fa fekk ne leen mbir mi da ngeen si bokk bu ngeen nekkee Yeumbeul ak bu ngeen nekkee Thiaroye bu ngeen nekkee Guédiawaye ak bu ngeen nekkee Mbao ak fu ngeen mën a nekk na ngeen ñëw jàpp si mbir mi fële bon nag loolu mooy mission tey nag damay baal sama rakk sama xarit baal dama koy baal tey monsieur le ministre dama lay baal tey moom c'est mon frère c'est mon ami ñaari maire ñoo mës a dugg fa may liggéeyee sa Yoff sama bureau ñu toog waxtaan moom si sa bopp bon nag sama xarit la
mais tey dama koy baal parce que ñoom askan bi ñu bëgg a yeewi ñun dañ leen yeewu bu yàgg mais waxam du tey bon ñun baal nañ Bara danañ fi dellu si mais bés buñ fi dellu see mën naa am ñu gën a mën a waxtaan mais Bara sa xarit bi ku baax la Gallo bu ma jaralee ma woo ko ne ko maa ngi lay seet si yàlla xam ne politique tax ma jóg mais wan ko naka la toll si man moo tax ma jóg ku baax la ku baax la ku baax la maa ngi nuyu di remercier samay xarit xam nga xarit moom mooy tubaab bi dañ ko wax les amis maa ngi leen di remercier bu baax maa ngi leen di remercier bu baax parce que wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lool te fan yi ñëw danaa jóge Yoff ñëw Cambérène 9h ci guddi laa fay jóge toog la parce que victoire u Cambérène victoire bi Cambérène war a jox le président Macky Sall yéen laa ko dénk bon nag samay xale yi ma àndal léegi ñu ne pëna mbërëm boole naa la nag les amis évidemment maa ngi remercier soxna si nekk sama kanam maa ngi koy remercier bon nag maa ngi koy remercier di nuyu Adja Ndeye Warxa bu baax di kontaan aussi si taxawaayam ak jigéenu Yëmbal yëpp ñu xamante ne dañoo bàyyi seen soxla yëpp ñëw pour teral ma maa ngi leen di remercier heureusement que tey moom ay xiin yuy tëgg amu fi fu amoon soxna si lay wax ñu bënn ko bon rek bu may ànd teg moom fu amay xiin daa wax moytu leen day bënn la ay xiin bon comme que dama ñëwoon rek vraiment pour nuyu sama rek pour merci dama ñëwoon rek pour nuyu sama rak mu sagale ma nii Gallo maa ngi lay remercier bu baax mais surtout maa ngi rafetlu bu baax l'attitude très amicale de monsieur le maire Bara Gaye. monsieur le maire maa ngi lay remercier li nga ma defal tey vraiment rafet na pour rafet yam ce n'est pas la première fois wax nga ko nekk naa ministre war a ñëw fii ci gox bi ba may ñëw départ 90% ñi ma gis may ñëw dañ ne boo demee Bara Gaye du ñëw
ba ma ñëw yow laa fa njëkk a fekk bon wane ne taxawaay rafet na jëluloo clivage politique teg ko sa kanam da nga jël la relation amicale de respect réciproque bi nekk entre ma yow maa ngi lay remercier bu baax sa taxawaay rafet may terminer par le chef de village Gallo danga may ma profiter si may wax chef de village kenn du dénk sa kilifa mission mais danaa ko jéem sañ ko boo ma ko permettre yow yaa kilifa googu nga féeteel ak yeneen kilifa yi ma ñaan leen ngeen dugal moo si Ndakaaru bi yëpp te gëm naa ne boo duggee Dakar kenn du la wax war a dugg Dakar yëpp nga dëkk dugal leen ma si Dakar yëpp parce que le 23 janvier dama bëgg a jël Dakar teg ko si loxo président Macky Sall te loolu incha allah day am Cheikh Gallo dama bëgg yow tam nga fiy bàyyi yëmbal de temps en temps dugg Dakar pour bokk ci xeex bi loolu itam moo ma fi indi may terminer nag vraiment parce que guddi na te dañoo dem Cambérène ak Yoff ak feneen Saliou Faye daaf ma lay remercier di terminer ci Gazou yow laay terminer tey c'est la première fois ma remercier la ci mbooloo mais dama lay remercier parce que un homme politique loo ko defal rek mu ngi koy gis di ko sentir gis naa le combat que tu es en train de mener dans les réseaux sociaux kon nag Cheikh Gallo à partir d'aujourd'hui xamal ne bu ñu jëlee li xamante ne yaa ko moom mu nekk ci sa deret bu ñu jëlee loolu ma xam ne loolu nekk na loo xamante ne ñun ñëpp moo tax ñu war leen a sujootal mais xamal ne Abdoulaye Diouf Sarr jàpp na la yow teg la xaritam keroog ba nga ma fekkee jàmmalaay du ma wax loo ma defal du ma ko wax waxuma ko sax sa jigéen bi waxuma ko mais yow xam nga jour boobu lan nga ma defal man tam xam naa lan nga ma defal bon nag maa ngi koy remercier ku gore ngi nii li nga ma defal keroog mu nekk lu ma rafetlu nga xam ko ma xam ko moo tax dama yeewu rek wala na la naa ñëw seet si li nga ma defal nag boo ko waxul kenn man du ma wax kenn maa ngi koy remercier maa ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw jërëjëf. jaajëf dañu ko ma ne